Parkinson ñëwaat ci lan mooy maladie de Parkinson lan moo koy indi en tout cas ñuy waxtaan ci prise en charge bi nga xam ne nit ki war na ko am këram mais prise en charge médicale bi nga xam ne aussi war na ko am di waxtaan en tout cas lépp loo xam ne rek dafay lal la maladie de Parkinson de la prise en charge ak yëpp ñu ci ànd ak professeur Lalla Bouna Seck. Elle est agrégée de neurologie, enseignante à l'université Gaston Berger à la faculté de médecine, c'est ça professeur. Elle est officiant au service de neurologie de l'hôpital Fann. Professeur, bonjour. Bonjour Bintou Kane. Voilà professeur comme ni ñu ko waxee rek tey dañuy waxtaanee la maladie de Parkinson baax na rek ñu ñëwaat lan mooy la maladie de Parkinson. dëgg la maladie de Parkinson ci ay feebaru neurologie la bokk. neurologie mooy lépp loo xam ne mooy concerné. feebaru yuur gi ak feebaru siddit yi. du feebar bi gën a fës ci neurologie nag waaye ñàkkul solo danañ ci dellu si bu ci kanamee ma di profiter nag di la gërëm ci invitation bi ndax ñu ngi ci waxtaane lu am solo lu soxal population yi ndax feebaru neurologie souvent nekk na loo xam ne nit ñi xamuñu ko torop. tout à fait et puis ñuy waxtaanee la maladie de Parkinson ñu ci bëri liñ ci xam mooy lox bi nga xam ne rek da koy indi avant ñuy ñëw déjà ci symptômes yi nga xam ne dañ koy noter sur la maladie de Parkinson étudier en tout cas organisation mondiale de la santé ci ay xaymaam dafa ne 1,5% de la population âgée de plus de 65 ans ñooñu lay gën a laal est-ce que là on peut parler de maladie boo xam ne c'est lié au vieillissement. effectivement feebar la boo xam ne ñi muy gën a dal mooy ñi magal. dafa nekk feebar boo xam ne ñi jëm ci mag lay gën a dal que xale yi duñu ne du dal xale waaye li ci ëpp mag lay dal te nit ñi njort ni at yi di ñëw ak li ñuy wax transition démographique maanaam société bi li muy doxee foog nañu ni limu nit ñi dina yokk ci population africaine bi rawatina ñi nga xam ne ñoo jëmal mag. moo di lan moo di ni population boobu feebar yi nga xam ne ñoom lay gën a yeb xalaat nañu ni dina yokk ci at yi ñu jëm ndax seen lim day yokk feebar yi leen yeb dina yokk d'accord donc bi ñu waxee loolu ba pare noté waat ni que 45 ans jëm suuf raar nañu noté ci feebar boobu mais teewul ne dañuy noté feebar bi est-ce que on peut évoquer boobu affaire génétique aussi. yebu leen effectivement ñi féete ndaw feebar bi yebu leen ni mu yebe mag ñi te bu feeñee ci ñoom lu ci ëpp effectivement mën nañu xalaat ni que c'est d'origine génétique maanaam ndono la. tout à fait une maladie neurodégénérative mu nekk loo xam ne en tout cas dañuy gis ni que dafay indi destruction neurones yi notamment dopamine bi est-ce que loolu mooy indi yenn symptômes yi ça nous permet dugg ci symptômes yi directement. li nga wax dëgg la effectivement li koy waral moo di ni cerveau bi xam nga wax nañu sànq ni feebar la boo xam ne booy magal la lay gën faral di dal ndaxte li ko waral ci. cerveau bi maanaam yuur gi dafa am pàcc boo xam ne day dem ba mel na day commencer di seey ndax mi ngi magal di seey di dellu gannaaw te pàcc boobu ci yuur bi nga xam ne fa la problème bi yépp di jóge dafa nekk wàll ci cerveau bi boo xam ne dafa am lu muy liggéey maanaam mooy tax ci buy liggéey cëru nit ki nekk cër yu ni tekk du yëngu-yëngu bu warul du lox-lox bu warul benn ñaar dafa nekk day jouer rôle surtout ci nit ki ay yëngu mu mun yëngal cëram ak nu mu leen di yëngale donc benn dafay mooy tax cër yi ni tekk tekkaaral du ñu yëngu bu warul mais ñaar day tax ba cër yi maanaam suux yi muscle yi fireeku ba nit ki yëngu-yëngu bu mu bëgg yëngu mu mën ko def nekk ci à l'aise te du am benn gàllankoor te loolu lu ko waral mooy pàcc yuur googu dafa am benn produit bu muy synthétiser maanaam dafa am lu muy togg di ko yuri ci deret gi rawatina deret gi law ci biir cerveau bi ci biir yuur gi ñu koy wax dopamine. Tout à fait. dopamine nekk loo xam dafa am solo ci nit ki nu muy yëngale ay cëram ndax mi ngi koy yëngal lëm déet ak bu koy yëngal na ko na mu ware ngir def li mu bëgg
moo waral nag symptômes yooyu di ñëw ndax li loolu doon liggéey maanaam dopamine bi may wax nga xam ne yóor gi da koy fabriqué di ko tuur ci deret gi ñëwatul la mu doon def du ko defati mooy indi gàllankoor yi ci nekkinu nit ki. nekkin bi donc ñu ñëw ci symptômes yi nga xam ne destruction neurone boobu di dopamine bu ñëwee lan la mun a jural nit ki nga xam ne dafay présenter la maladie de Parkinson. alors maladie de Parkinson bi ni muy feeñe ni muy fëse li ci ëpp lox la moo ko jiitu boo waxee Parkinson c'est le symptôme premier apparemment parce que ñu ci bëri moom la ñu xam. moom la ñu xam ñenn ñi feebaru lox lañ ko tuddee. tout à fait ñi seen olof gën a sori naan ko dong mais lu ci ëpp boo nee Parkinson sax danañ ko xam. tout à fait mais feebaru lox lañ koy tuddee. donc lox mooy li gën a fees ci mandarga yi. muy benn nit ki bu toogee rawatina toog ni tekk lox bi commencé léeg-léeg nit ñi di ko gis bu ñu nekkee ci biir mbooloo. gis koo xamee ne bu toogee ni tekk cër yi dañuy door di lox. tout à fait lu ci ëpp loxo yi ñooy lox benn loxo bi léeg-léeg mu jël ñaar yi mais benn bay gën a fës. mën na jàpp tànk yi aussi tànk yi dana ñuy lox mel na dafay jël tànk bi di ko tàpp noonu ci suuf. tout à fait ñetteel bi moo di gémmiñ yi maanaam tuñ yi léeg-léeg muy lox nga gis ko mel na day nit kuy waxtu la fekk déedéet feebar bi moo ko yor. d'accord te cër yi muy jàpp bokk ci tuñ yi bu demee ba yenn stade yi mën na lox. donc lox bi du nekk cër du booleendoo cër yu bëri. du booleendoo lu ci ëpp benn côté bi lay jël. rawatina loxo bi après nag lay wàcc si yeneen yi tànk bi mel na tànk bi après tuñ yi topp ci. bu lox bi weesoo am na yeneen màndarga yoo xam ne tamit ci la bokk mu di nit ki. yaram bi dafay diis dafay fasu muscle yi pour mu yëngal yaramam du yomb ndax day mel ne dañ koy yenn lu diis mais loolu nit ki moo ko yëg bu la ko waxul doo ko xam moo tax boo seet loolu ci ëpp danañu indi maladie yi bu fekkee dem nañu bay lox fekk lu jiitu lox bi ñu ngi doon yëg diisaay googu seen yaram mais comme kenn nemmeekuwu ko duñu jëli ni feebar bi door na ba ko ñetteel moo di nit ki dina xaw a yéex ci jëfinam ci doxinam ci waxinam ak buy yëngal cëram lu mu ci maanaam ci ay yëngu-yëngam dañuy gis ni kii xëy na nekkoon na ku sawar ci àddunaam xëy suba mel na dafa gën a tayal buy definam day yéex du gaaw a yëngal yaram déjà buy yëngatu geste yi duñu yaatu comme ni mu ko doon defee day mel na sawarul yaram bi cër yi sori yaramam d'accord donc déjà du gaaw a yëngu muscle yi dafa diis waaw bu yëngal yaram bi du gaaw a yëngal yaram bu demee ba di ko def ci anam yu néew la koy def geste yi muy def du nekk geste yu ample dafay yem d'accord cër yi duñu sore yaram bi mukk d'accord loolu mooy mandarga yi gën a fës mooy yi nga xamee ne moom la ñu yàgg xam ci Parkinson mooy yi nga xam ne le plus souvent bu ñu waxu Parkinson moom la ñuy tudd maladie bu ñuy ñëw hôpital sax looloo leen di indi mais Bintu dafa am lenn moo di ni feebar bi lu jiitu loolu xam-xam borom xam-xam yi ci njëkk wax am na yeneen signes yu génnoon yoo xam ne bu ñu demee ci bind yi njëkk génn sax ci feebar bi ñu ngi ci woon mais fulaa luñ ko woon ndax lox bi yaram bu diis bi ak yooyu moo gënoon soxal nit ñi muy lan voilà moo gën a fës muy lan mu di léeg-léeg nit ki lu jiitu lox bekk yi mu àndal yi ma wax léegi mën na am lu ñuy wax constipation mooy seere d'accord bokk ci suñu feebar bi ñu bëri xamuñu ko ndax seere dafa nekk loo xam ne lu law la tout à fait daal ñu bëri mën na am te dara xewul mën na nekk signe clinique ou plusieurs maladies beneen feebar mu ngoog bëri na feebar yu mu bokk ci seen signe muy lan muy douleur nit ki mën na yëg ay métit ci yaramam des fois lu jiitu comme ni ma ko waxee signes yi ma wax di lox beeg yaram bu diis exactement mën na nekk muscle yi soox yi mën na nekk articulation yi yax yi bopp bi moom daal ay métit yu nit ki di yëg ci yaramam la léeg-léeg mooy jiitu léeg-léeg tam am na lu am solo mais nit ki du ci bàyyi xel c'est rare sax malade ñëw di la ko wax soo ko gëstuwul yow du la ko waxal boppam moo di ni day perte odorat maanaam du am capacité di xeeñ lu parfum neex lu parfum neex moom du ko xeeñ lu xet naqadi du ko xeeñ te loolu tamit yiy jiitu signes yi ñu wax ci ñi ñu xamee feebar bi ci la bokk
mu am nag ci beneen pàcc bi maanaam safaan wax yeneen signes yoo xam ne ñoom par contre dañuy on va dire ay signes yu tardif la maanaam pour ñu fees feebar bi day dem ba sori. tout à fait. bokk na ci signes yooyu nit ki dem xel bi di jaxasoo. d'accord loolu bu feebar bi demee ay trouble cognitif mu ngoog bu amee fekk na feebar bi sori na. d'accord beneen bokk na ci lu ñuy wax ay trouble végétatif. moo di lan moo di nit ki day am problème tension mais bokkul ak tension bi yéeg bi moom tension buy wàcc la. d'accord donte xam nañu ni tension bu yéeg baaxul ci wér-gu-yaram nañu xam ni tension buy wàcc tam baaxul ci wér-gu-yaram rawatina ci yóor gi te dina indi sax nit ki di miir ba léeg-léeg muy am ay jël di daanu. tout à fait. trouble végétatif yooyu dina indi léeg-léeg nit ki am ay jafe-jafe ci gaanuwaayam. tout à fait. mu koy gaaw a yebal. bëri lu mu koy yebal mu bëri daal lu mu koy jàmbat. tout à fait tout à fait. yooyu bokk na ci signes yi nga xam ne ñoom mën nañu ñëw mais duñu teel na yeneen yi ci des. bu teelee sax nit ki dafa war njort ndax lii du leneen lu dul maladie. tout à fait est-ce que maladie Parkinson aussi dina faciliter la posture nit ki taxawinam di jaar yoon. du ko yombal parce que ci complications yi lay bokk danañ ci ñëw sax ci évolution bi d'ailleurs. tout à fait tout à fait donc li nga fi énuméré yépp comme signe clinique bëri na lu muy niroot signe clinique bu beneen feebar bi. donc diagnostic établir un diagnostic mooy leeral la maladie de Parkinson donc naka la ñuy établir diagnostic. pour établir le diagnostic maanaam mooy mandarga yi nga xam ne boo ko amee dagan na nga tëddal diagnostic bi ne malade bi yow ci feebar lii la. mooy li ci ëpp ñett signes yi mu njëkk wax moo di ni nit kaa ngi lox. tout à fait. moo di ni yaram bi diis na mi ngi jàmbat yaram bu diis. moo di ni nit ki gis nañu ni yéex na ci ay jëfinam ñett signes yi nga xam ne moo ci ëpp waaye du ni nag dañuy xaar ba am ñett yooyu soog wax diagnostic bi. d'accord donc ñett yi du ñëwandoo day ñëw progressivement. mën na ñëwandoo mais mën na bañ ñëwandoo. ndax dina am ñoo xam ne boo demee fekk ci ñett yëpp. am na ñoo xamee ne lox bi. moo leen di gën a sonal moom moo gën a fés d'ailleurs diisaayu yaram bi sax du bëri torop am na ñoo xam ne du leen tax a lox noonu par contre diisaayu yaram bi moo leen di sonal ñooñu sax d'ailleurs seen diagnostic mooy gën a yéex. tout à fait ndax comme lox bi moo fés mooy yëkkati nit ñi mooy tax ñu indi maladie hôpital mais dina am ñoo xam ne lox bi du nekk signe bi gën a fës ci ñoom. am ñoo xam ne seen lox du demee noonu même lu feebar bi dox dem. mën nañu bañ a lox bu fës. d'accord donc diagnostic bi buñ ko établir rek ça signifie que maladie de Parkinson donc yooyu signe bu ko nit ki amee rek ngeen def diagnostic bi dina ne maladie de Parkinson la. waaw waaye am. tuuti parenthèse bu mu bëgg a ubbi. parce que lox bëri na façon. tout à fait. lu may bañ mooy ku lox rek ne dama am maladie de Parkinson. lox dafa bëri ay façon le neurologue mu ngoog te lox effectivement am na yeneen feebar yoo xam ne soriwuñu torop maladie de Parkinson. mais duñu ko. te ci seen composante dafay am lox. li leen di day am lox. pour ñu xalaat maladie de Parkinson surtout day nekk lox boobu nga xam ne nit ki pour mu door foog nit ki ni tekkaaral toog yëngul ay cëram. d'accord day toog parce que am ñoo xam ne seen lox bala muy génn ñu yëngu. wala ñu jàpp benn posture jël benn position bu Parkinson bi dafa nekk boo xam ne nit ki dafa toog cëram ni tekk dalal cëram yi maanaam dalal cëram yi mu apparaître waaye du tee bu demee ba dox léeg-léeg dina bu nu newul tekk aussi mën na léeg-léeg feeñ bu yëngu moo tax léeg-léeg ñu ne bu leen gaawantu diagnostiqué ko bu loolu amee déjà teg traitement bi door traitement tuuti xool nu muy répondre maanaam bu dee maladie de Parkinson la ñu njort boo joxee garab bi malade bi signes yi war na dellu gannaaw. mu feexaat mel na ko dalul. d'accord donc loolu c'est benn bokk na ci li nga xam ne da koy yombal mu ngoog day gën a dëgëral diagnostic bi maanaam boo tegee ñetti signes yooyu ba njort ni Parkinson la joxal malade bi garab bi maanaam dopamine boobu manqué xool nu muy réagir su signes yi delloo gannaaw njortal la bu baax a baax ni lii boo moytul maladie la mën nga poser diagnostic bi sax. tout à fait donc une fois le diagnostic posé nit ki xam ne maladie de Parkinson la ban prise en charge parce que apparemment prise en charge bi au cas par cas la vu que signes yi du ñëwandoo signes yi bokkuñ identiqueul ci ku am maladie bi déjà ñi am maladie bi yëpp.
d'accord bu feebar bi xasee ñëw traitement yi bëri na. traitement yi bëri na benn mën na nekk nga jox malade bi garab. ñaar mën na nekk opération. d'accord ñett am na ay massage ak ay lu ñuy wax kinésithérapie ñu gën ko xam ci turu massage yu malade bi war a def. bu dee garab bi forme yu bëri la mën na nekk ay doom mais d'abord moo wax rek ñaari kàddu ci traitement bi lu ko lan mooy principe bi. mooy ci lan la nit ñi di sukkandiku pour joxe garab bi. li ma wax sànq. yóor gi partie bi fabriqué dopamine nga xam ne am na solo ci nit ki nu muy gérer yaramam yëngoom ak yooyu dopamine boobu moo manqué. donc traitement bi mooy lan dopamine boobu manqué nga ñëw remplacer ko. maanaam nga dugal ci yaramu nit ki dopamine bi muy liggéey la dopamine bi daan liggéey te léegi dopamine bi newatu fa. donc danañ jox malade bi ay garab mu nekk ay comprimé wala ay gélules yoo xam ne li ñuy wax dopamine lay nekk wala mu nekk garab boo xam ne du doon dopamine sax waaye dañ ko liggéey mu am melokaan bu jege dopamine ba nga xam bu duggee ci yaramu nit ki dina liggéey comme li dopamine li doon liggéey mu ngoog ñaari xeetu garab yooyu li ci ëpp ñoo ëpp ci li ñuy jox malade bi. dopamine boobu léeg-léeg dina bindoo noo xam ne du nekk ay doom du nekk ay comprimé mais day nekk ay solution yoo xam ne mën na jaar ci perfusion ñu def ko ci yaram malade bi mën na nekk tamit liquide boo xam ne dañuy def raccord jëmale ko ci biir bi di ko ci awale mais nag fii lu ci ëpp ñun comprimé yi la ñu xam doom yi ñuy jox malade mu di ko jël. d'accord sànq yaa ngi wax opération. maa ngi wax opération mooy ñaareelu pàcc bi ma doon agsi. opération bi lan la pour comprendre que peut-être que dama lay jox exemple bi imagé moo di ni xam nga maa ngi wax sànq remplacer dopamine bi mais léeg-léeg oto dina ñàkk tàkk nga mën remplacer moteur mu dem mais léeg-léeg da nga koy maas mu démarrer. tout à fait. principe opération bi noonu la dañuy dem xool ci yóor gi fi nga xam ne na mu doon doxeetu ko ñu maas ko da nga fay teg benn espèce su appareil boo xam ne léeg-léeg da koy maas pour que ni mu doon tourner di doxal yaram bi cër yi bu normal di inhiber maanaam di tekkal yaram bi ba lox bi du dem foofu bu maas bi demee na mu doon tourner foofu delluwaat di ko tourner di jouer loolu li dopamine bi doon jouer. signes yi mën a dellu gannaaw. ñetteel bi loolu dafay accompagner sax beneen traitement bi rawatina bu dee comprimé yi la mooy kinésithérapie bi di ay massage ñu gën ko xamee ci massage. dafa nekk loo xamee dafay réentraîner waat suuxi muscle yi. ba dimbale leen ci diisaay bi ci nekk wàcc yaram bi gën a fireeku nit ki mën a yëngu ni mu ko neexee. tout à fait donc kinési yooyu massage bi comme ni nga ko waxee moom dafay accompagner traitement boo ci mën a jël opération. comme comprimé surtout traitement comprimé yi ndax opération moom résultat mi dina àgg foo xam ne nit ki dina duñu ne dina wér mais dina tane bu baax. d'accord maintenant entre comprimé yi nga xam ne da ngeen koy jox nit yi ak opération bi c'est un choix wala c'est un problème de moyens qui se pose. alors ñaar yaa ngi ci ndax benn y a un choix effectivement du ku jóg rek ñu opérer la dafa am ay critères d'éligibilité maanaam ay conditions yoo xam ne boo ci nekkee dañu naan kii de war nañ ko mën opérer. mais day fekk nag du ñu tëb rek jox la opération d'emblée parce que à la première étape bi foo mënta di nekk quelque dëkk boo mënta di nekk dañuy njëkk seet dopamine bi. tout à fait sa remplacer dopamine bi manqué bu ñu demee ba pexe ñàkk parce que malade bi dopamine bi répondre ci noonu liñ ci doon espérer liñ ci doon séntu amuñu ko ci gisuñu ko ci ñu ne kii war nañ ko mën proposer mu opérer. tout à fait bu ñu àggee foofu nag ça va dépendre ci moyens yi malade bi am ndax du ñëpp a ko mën fayal. tout à fait. mais ci biir loolu yëpp nit ki docteur bi ñi kiy faje dafa war a jéem def ay pexe pour si nu ñuy gën a évoluer moom it mu tëral di seetaat garab yi na mu ko koy bindale ba nga xam ni si yooyu danañ ci xaw a sa andi tuuti saafara. tout à fait moo di ni par exemple malade bi dina ba nga xamee ne diir gi mu daan toog diggante ñaari jël garab day du ko mënati toog
bu ko defee bu ñu yokk dose bi mën na nekk muy jël ñetti yoon mais ñu yokk dose bi mais boobu gën a luñu li gën moo di ni boo yokk dose bi nga yokk ko ci diggante jël ya mu daan jël maanaam bu doon jël di toog diir gu mat juróom-ñetti waxtu wala juróom-benni waxtu wala juróomu waxtu te du jël garab léegi nga wàññi ko ci ñetti waxtu ñeenti waxtu te ne muy gën a yokk fréquence su jël garab bi loolu laa doon bëgg wax léeg-léeg da ngay yokk fréquence maanaam di jegeel jël garab bi rax ci dolli xaw a yokkaale dose yi tuuti donc di def noonu en fonction ni muy évoluer ak si ñu bees yi ñëw ak complications yi te xam ni tamit garab yi dañ koy jël dañuy faj mais am nañu seeni complications donc garab yi boo koy yokk di nga di saytu malade bi léeg-léeg di xool ndax amul ay complications yoo xam ni garab bi moo ko indil pour effet secondaire yi pour xool nooy tëralaate faj bi tout à fait donc complication est-ce que mën nañ ko noter ci nga xam ne mu ngi respecter traitement moom parce que am na malade yoo xam ne comme on dit souvent dañuy xaw a indiscipliné donc prise en charge bi nga xam ne ordonné nañ leen ko en tout cas duñ ko respecté est-ce que ci ñooñu la ñuy gën a noter complication alors complication yi dafay nekk complication yoo xam ne complication feebar bi ci boppam la feebar buy dox la mais léeg-léeg complication bi mën na nekk ni garab bi nga jël mu indil la effet secondaire mais xam le rek ni que en général quand même maladie de Parkinson malade yi dañuy respecter traitement wi li ci ëpp buñ ko mënee ci kaw ñu mën ko ndax dafa am da ngay jël garab bi effet bi ci da nga koy gis effet immédiat la am yaram bu diis bi ni ñu koy dundee dafa metti en général bu ñu la koy wax metti na metti boo xam ne bu ñu gisee ni bu ñu jëlee garab bi mu wàññil leen boobu lott boobu fitna en général duñu koy sàggane mais ci kaw am nañu garab gi tout à fait donc ñu ñëw ci recommandations yi pour jeexale foofu professeur d'accord alors les recommandations en général bu ñu koy wax c'est wax nit ñi lu ñuy def ba aar seen bopp ci feebar nangam feebar sàngam du yomb ci maladie de Parkinson parce que nekk na feebar boo xam ne maîtriser gu ñu lépp ci li koy indi donc parler en termes de prévention maanaam nu ñuy gàttandoo feebar nu ñuy jël seen matuwaay pour bañ ko am du yomb ndax mu ngoog cër bu mas a dund di nga mas a màggat te loolu aar ci sa bopp du yomb ndax cër buy dund rek dina am foofu mu toll foo xam ne dana màggat bu ñu jëlee deuxième cause bi ñu doon wax mooy génétique lenn lu ñu ci musal moo di xëy na mooy te ndi ko xëy na sëyu génétique bi voilà génétique bi li koy yombal ci la bokk tout à fait mais est-ce que génétique bi nit ki mun na def diagnostic bi est-ce que diagnostic am signe clinique yi dafay feeñ nga mun a def diagnostic bi est-ce que mun nga def diagnostic te amoo benn signe clinique boo njortee ne rek ni ko yow sa famille kenn am na ko nga gàttandu wala noonu duñ ko defee ku mu neex mën nga jóg def ko mais en général feebar bi du fes yooyu fes ci famille bi ba nit ki xam ni amoon na ko li gën a tax ñu njort ne nekk na d'origine génétique maanaam génétique moo ko yombal maanaam ndono la souvent day nekk ñoo xam ne dañuy jeune dañ koy teel a am te xam nga am na lu ma waxoon moo di ni facteurs yi koy indi lu ci ëpp dañuy li ñuy liggéey day lëkkaloo yombal feebar bi mais kenn mënul jàpp ni kii am na défaut bi ci gènes yi dana ko am parce que le plus souvent maladie génétique yi ni ñuy ñëwee mooy nit ki day am prédisposition terrain baa nga fa maanaam am nga trace mandarga bi ci gènes yi mais lu ci ëpp du moom kese mooy ñëw foog nga am facteur environnementaux yi maanaam ci sa dëkkuwaay dundin nekkin beeg yooyu yëpp yoo xam ne moo ñëw yokku ci gën ko yombal tout à fait donc ñu yeggali ci recommandation yi donc sur le plan de la prévention ce ne sera pas aisé fi ñu mën a agir mooy xëy na toxique yi mais ni mu lawee ci suñu dund suñu environnement suñu lekkin suñu jëfin xam naa ne du yomb ce n'est pas gagné mais lu ci waaye mën rek mooy tëndiku ko ngay sellal sa lekk sa naan boo mënee sellal fi ngay dundal tamit loo ci mën def ko rek mu aar la nga xam ne ñu ngi jëfandikoo produit yi nga xam ne njort nañu ne am nañ ko tamit ñuy aar seen bopp bu fekkee ci ñiy liggéey la moo xam ay agriculteur la yoo xam ne dañuy jëfandikoo ay lu ñuy wax ay pesticides ndax mooy toxiques yi ñu gën a ràññee
ñu aar ci seen bopp ndax jëfandikoo pesticide am na ay matuwaay yu mu laaj yu nit ki di jël bu koy jëfandikoo ay masque ay port de matériel d'équipement de travail ba nga xam ne boo koy doonte mënoo ci ñàkk liggéey aussi boo ciy liggéey da nga ciy aarale sa bopp. Tout à fait, c'est important. beneen recommandation mooy feebar a ngi ni boo xam ne moytu ko yombul. boo xasee ñëw xëy na foofu la nit ki mën a def kéem kàttanam pour que malade bi am nu mu ko dundee noo xam ne dina tane quand même. Donc les différents acteurs ñoom ñëpp ku ci nekk sa wàll am na loo si xam ne war nga ko def. Malade bi moom jël garabam topp ay rendez-vous topp ay fajam luñ ko ci dëgtal mu defe ko na mu war. mais laaj na moom mu comprendre moo tax foofu lay defee deuxième niveau de recommandation une fois que la maladie est là mooy les acteurs de soins. les soignants. ñi nga xam ne ñu ngi faje mais xëy na du seen domaine mën nañu dimbale maladie ci diagnostic bi teel a am. Tout à fait. mooy lan mooy bu ñu gisee nit kaa ngi lox ñu gaaw a xalaat ni que xëy na lii du ñàkk donte du maladie Parkinson sax feebaru nerf lay doon. orienté ko rapidement ci neurologue bi. C'est important. bu ñu ko orienté ci neurologue bi mën ko defal diagnostic am mën ko faj mais faj bi du yem rek ci xëy na bind garab dem expliquer malade bi feebar bi lan la yi tax mu yombal dundinam nu muy dunde feebar bi c'est important parce que bu comprendre yu bëri déjà lu bëri day xaw a oyof ci mentalam ci ni muy jëlee maladie bi ñett beneen acteur bi mooy l'entourage mooy ña mu nekkal kër ga foofu tamit ñoom seen rôle néewul parce que lu ci ëpp quand même ñoom la malade bi di dundal te nekk na feebar boo xam ne yombul comprendre bu fekkee dundoo ko ci sa yaram malade bi ni mu ko yëgee ci yaram ku mu ko waxul doo ko xam te comme nekk na feebar boo xam ne bu dalee nit ki autonomie mu day wàññeeku maanaam la mu mënal ko boppam day wàññeeku ku ko taxawul xëy na yëf yi du yomb pour moom te entourage bi jëliwul feebar bi nu mu feeña ak fu mu àgg ci ak nu mu ko lottale dina am sax ñoo xam dañuy jàpp ni tappalekat la dañ jàpp ni dafa capricieux dañ jàpp ni dafa tayal léegi dafa tayal lu nekk dafa bëgg lu yomb lu ne dafa bëgg ñu defal ko alors que nit a ngi koo xam ne soxla nañu taxawu ko soxla nañu jàppale ko donc il faut que voilà et comprendre surtout la maladie te loolu lu koy mën a yombal c'est simple moi je pense que laaj na malade boobu buy dem hôpital ay rendez-vous am ñu accompagner ko na am ci entourage bi koo xam ne dana ko gunge déjà taxawu ko mais bu ñëwee aussi dégg ci li médecin bi di wax tax mu gën a comprendre je pense que day gën a yombal taxawu bi ñu koy taxawu kër gi c'est important professeur fan ngay jeexale fi may jeexalee c'est peut-être un plaidoyer pour les malades mooy maa ngi invité autorités yi nga xam ne ñoo am sañ-sañ am yenn pouvoir yi pour ñu jàppale malades yi ñu mën a jot ci garab yi parce que la grosse difficulté c'est ça malade da ngi boo xam ne am na feebar bi dem na hôpital diagnostiqué nañ ko bindal nañ ko ordonnance am na sax lu mu fajoo am na njëgu garab gi mais mi ngi ñëw pharmacie gisul garab c'est très difficile